asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi ñuy seetaan ci info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci seen émission kàddu nitu dëgg tey nag ñu dalal ki nga xamante ne rek mooy Omar Sarr di coordinateur bi ak ki nga xamante ne rek tamit mooy Cheikh Fall tey ñoom la ñu dalal ci seen biir émission kàddu nitu dëgg comme ni ñu koy defee ak yéen saa su nekk ni tàmm di leen ko digteel ci seen ay écran ngeen koy seetaan di ko bëggee tey nag dinañ waxtaane rek ay points yoo xamante ne ay points yu am solo la ay points yoo xamante ne rek tey ci suñu actualité réew la bokk comme ni ñu koy defee saa su nekk xam naa damay jox kàddu gi rek ki nga xamante ne mooy Omar Sarr mu daal di ubbi daal di nuyoo Omar Sarr ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay ziar Kira di nuyu waa info réew mi yëpp di nuyu Babacar ak sëñ Fallou suñu technicien bi di leen ziar mouvement Nittu Dëgg la. alors bi nga nuyoo ba pare rek joxal ki nga xam ne mooy Cheikh Fall mu nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu internetu info réew mi yëpp di leen ziar. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. alors Omar xam naa ñu tàmbali ak yow rek Omar gis nañ ne jamono ji réew mi xaw na yëngu lool bu ñu xoolee tey ñi nga xamante ne ñooy mouvement M2D fan yii yëpp ñi ngi def li nga xamante ne rek mooy ay sorties ak ay manifestations tey nan nga gisee manifestation yi lan mooy seen sens est-ce que am na sens pour yow. waaw manifestation yi am na sens c'est vrai parce que il faut combattre injustice moom. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal mu ni ñu soo ko gisee da nga ko war a xeex dindi ko ak sa loxo wala nga wax ko wala nga naxarlu ko donc c'est bien de combattre bépp injustice bu ñu taxaw gis ko ci réew bi dañ ko war a xeex léegi nag suñu xoolee par exemple M23 nga xam ne ni ren ñu ngi ci 10 ans te ñi commencé woon combat ba presque tey ñu ngi ci beneen côté bi ñenn ñi nekkoon ci combat bi tey ñu ngi ci beneen côté bi kon nga xam ni y a un problème te pourtant même personnes yi ñoom ñoo taxawoon di xeex injustice di xeex troisième mandat ren dañoo xaajaloo ñii di défendre troisième mandat ñii di xeex troisième mandat kon mën nañ ni histoire dafa joxaat raison mouvement Nittu Dëgg parce que ñun depuis suñu création ci suñu slogan yi dañu waxoon ni duñu ànd ak n'importe qui duñu collaborer dañuy choisir suñu ay collaboration parce que manque de choix bi par rapport ak ki ngay àndal di xeex moom mooy waral tey ngeen ànd di xeex suba ngeen jàkkaarloo di xeex je crois que c'est bien clair loolu kese la quoi moo tax ñu ni soo xoolee beneen exemple Idrissa Seck bi nga xam ne nii élection yi passé présidentielle yi passé mu ngi àndoon ak Sonko ànd ak ay ñoom Malick Gakou et cetera tey mu ngi de l'autre camp kon il faut que sénégalais yi yeewu bëgg a xeex bu mu tax nga jóg mbalit boo for rek ànd ak moom ni da ngay xeex wala bëgg mobilisation bu fees dell bu mu tax koo gis rek nga ne ko kaay bokk nga ci xeex bi koo gis nga jéem ko nax boole ko mu ñëw taxaw rek pour nit ñi bëri après xeex bi du jëm fenn xeex bi dañ koy répété waat parce que ñii ànd bokkuñu ay principe bokkuñu ngëm-ngëm bokkuñu sax bëgg-bëgg am na ñoo xam ne nii siiw la ñu bëgg pour am ay relations yu ñu mën a exploiter ci mbir bi pour am ci xaalis am na ñoo xam ne nii xeex bi si boppam moo leen tax a jóg moo tax ñun Nittu Dëgg ñu ni dañuy choisir ki ñuy àndal pour xeex pour que kooku la ñuy mën a continuer ndool ba nga xam ne nii suñu amee lu ñu bëgg dinañ mën a continuer gérer li ñu war a gérer sinon nii lay continuer di répéter rek dinañ mobiliser dinañ nax nit ñi mais duñu xeexu principe moo tax xeex bi ci échec lay mujjee. tey mobilisation bi nga xam ne M23 def nañ ko démb nan nga ko gisee na ban jàngat nga ci def. waaw xam nga loolu la xam nga sénégalais yi am na si ñoo xam ne sax dañuy jóg rek dem mais xamuñ sax lu ñuy xeexi vous voyez soo gisee tey Barthélémy Dias mu génnoon téléphone mu génn ci télé bi mu ni ñun nous savions que Ablaye Wade avait droit à un troisième mandat loolu c'est une insulte ci Mamadou Diop ay mbokki Mamadou Diop tey dañuy jàpp ni Barthélémy Dias da leen insulté keneen ak keneen day taxaw wax loolu moo tax ñu war a def ndànk ci politiciens yi ci seen ay discours parce que ñoom fen du dara si ñoom le mensonge d'État wala le mensonge politique wala le mensonge pour incarner pour am ay militants et tout loolu wàññiwu leen dara donc kon nañu jàpp ni sénégalais yu bëri ñuy jóg di leen wuyu ji ils ne sont pas crédibles te crédibilité mooy jikko bi gën a kawe ci yenente bi jikko yi mu tànn yi jikko bi gën a kawe pour ñu tànn leader mooy crédibilité te ñooñu ils ne sont pas crédibles les politiciens au Sénégal ne sont pas crédibles on a besoin de d'autres images ñu ñëw taxaw représenter dignement sénégalais yi di wax lu ñu gëm di wax lu yàlla bëgg ak lu yonent bi bëgg pour xeex bi mën a dem à bonne séance sinon dañuy répéter rek di sacrifier ay nit dañuy ñëw wàcc ci combat bi dee alors que ñi leen woowoon sax gëmuñu xeex bi
parce que bu ñu xoolee démb ci ba tey ci démb rek ci marché bi fi nga xamante ne mooy place de la nation li fa amoon dafa gën a niroo politique ak li nga xam ne mooy ay meeting que tey bu ñu xoolee M23 li fi xewoon si jamono jooju li tax tey li waral tey jour bi ñu koy màggal saa su nekk dafa amoon ay doomu aadama yoo xamante ne ay jeunes yu si ñàkkoon seen ay bakkan est-ce que tey noonu lañ ko waroon manifester. waaw xam nga loolu man li ma ciy jàng mooy manque de patriotisme ak manque de gëm sa bopp li sëriñ bi wax rek barki démb mu ni léegi mbaam ñi sax ñoo gën a cher nit yi ña fa ñëw ñu si bëri dañ leen a loué ñenn ñi dañ leen a jënd ñenn ñi dañoo ils ont vendu leur âme da ngay gis démb ku doon ànd ak Idriss Seck di défendre le contraire de ce qui est aujourd'hui mais tey xam nga librement da ngay dem soutenir loolu parce que ce leader dem na ci camp boobu noonu donc kon loolu rek la ñu gi mooy politique bu salte bi politique ni mu saltee ci réew bi ni ñu koy defee achat de conscience xam nga nax ay nit jox leen xaalis ñëw mobiliser yow miy def yow leader biy def loolu yow xam nga ni ñii nga indi tey ci mobilisation bi gëmuñu la mais da nga koy def pour wane image pour peut-être wut ay argument politique beneen yoon ni pourtant j'avais mobilisé alors que yow au sein de toi xam nga ni ñii ànduñoo ak yow ñi ànd ak yow tamit xam nañ ni yow ñoom xam nañ ni àndu leen ensemble mais xaalis bi moo la obligé ngaan donc li ñuy invité sénégalais yi mooy restons dignes mar naan bu mu ñu taxa naan fóotit parce que politiciens yi ñoom ñoo njëkk a def même opposants yi ay Sonko ay Malick Gakou ay ñoom ñëpp ñoo njëkk a def erreur bi ñu jàkkaarloog sénégalais yi doon leen wax naan suñu leen joxee 10 000 lekk leen te su ngeen demee voté leen ku leen neex wax boobu baaxul loolu mooy jàngal nit ñi ni leen xaalis na leen jaral ngeen jaay seen ngor xaalis na leen jaral ngeen wax nit tey lu ngeen dul def ëllëg donc kon bul jël xaalisu politicien bi nga xam ne nii àndoo ak moom doo ko voteel sinon soo jëlee xaalisam jënd na la ba pare soo ko votelul war nga sa kàddu te loolu yeneen bi dafa koy tere donc kon il faut que ñu delloo nit ñi si nitu dëgg li ñu leen di woo mooy lan la restauration des valeurs dellu si valeurs yi dellu si gëm sa bopp dellu si dignité pour Sénégal mën a avancer sinon ci naxante bii ñu nekk si la ñuy continuer opposants yi dañuy nax peuple bi waa nguur gi dañuy rax peuple bi te il est temps naxante bi mu jeex parce que wàccuñu fii pour di naxante ci kaw suuf. d'accord xam naa bu ñu jógee ci point boobu rek dañuy wax ci leneen ñu wax ci li nga xamante ne rek mooy tournée économique yi gis nañ ne président boobaak léegi mi ngi ci ay tournée économique am tey ban jàngat nga def ci tournée économique bi ak li ci jot a xew gis nañu ay nervi yoo xam ne génn nañ di dóor doomu aadama yi am nervi yoo xam ne sax am na ñoo xam ne ñoo dóor nervi yi et tout ça muy ay situation yoo xam ne yu xaw a doy waar la ci réew mi jamono ji. waaw bi si jëkk mooy tournée bi tuddul économique mais politique la tudd donc loolu violation de la constitution la parce que constitution sénégalaise dafa définir des périodes bien définies yoo xam ni si le leader politique bi war a jóg dem defi ji campagne dem gisi ji sénégalais yi sensibiliser leen ci partem pour ñu jàppale ko par exemple d'une manière très claire Macky Sall bi mu demee Kaffrine dafa wax ba pare mu ni maintenant c'est Macky Sall de APR Macky Sall politicien donc loolu mooy affirmer li may wax kon loolu c'est une violation flagrante de la constitution te ci la Macky Sall dëkk di violer constitution bi léegi nag ñun Sénégal fipp rek moo ñu war parce que tournée économique boo xam ne nii da ngay jëlee ay nit fii Sénégal fii Dakar transporter leen ci oto fay leen xaalis pour ñu dem pour mën a feesal kii bi pour mbooloo bi mën a fees pour nga taxaw di wax ñu lay tàccu lu muy wuti ci économie tournée économique kay da ngay ñëw laajte ay chiffres def ay diagnostic def analyse par rapport ak daaw par rapport ak ren nga trouvé ñu génne rapport ñu ni sur le plan économique gis nañ un avancé wala gis nañ un régressement mais malheureusement tournée politique la li ci gën a graaw mooy ñu utiliser ay nit ay ignorants encore parce que politique Sénégal fii ni mu saltee mooy ni ignorants yi ñoom ñoo koy alimenter parce que le politicien ci boppam moom moo soxla nit ñi bañ a comprendre nit ñi dofe pour ñu mën di leen utiliser pour ñoom ñuy doxal seen politique léegi loolu nga gis tey ci nervi yi ay nit yoo xamante ni nii amuñu paltu amuñu place amuñu liggéey lu dul entraîner di wër di taxawaalu après ñooñu la ñuy récupérer on a vu Ndiaga Diouf l'exemple de Ndiaga Diouf mais évitons que un autre Ndiaga Diouf mu ñëw donc nervi yi dañ leen di wax ne arrêté 10 000 francs 15 000 francs yi leen di jox pour di leen jaxaseeg population sénégalaise bi ngeen leen di dóor di complot di def yëfu dof yàgg-yàgg affaire bi day tourné waat si yéen te su ngeen arrêté wul un autre ou bien d'autres Ndiaga Diouf dinañ ñëwaat
parce que population bi mënul Macky Sall jàngale na ko ku leen dóor fayu leen Ablaye Wade jàngale na ko ku leen dóor fayu leen Sonko jàngale na ko ku leen dóor fayu leen te peuple bi dinañ fayu donc arrêtez bu leen nangooti ku leen di utiliser di leen jaxase population bi ngeen di jéem a sinon population bi su riposté ça sera des morts te morts yi ci seen côté lay nekkee mais aussi di ñaawluwaat taxawaayu Macky Sall moom il est un président le père de la nation ñu dénk ko ñu dénk ko budget bu rëy pour mu doxal réew bi au lieu mu nekk ci loolu doxal réew bi moom muy wër di defi ji ay politique loolu c'est une autre trahison te incha allah gëm naa ni war nañ ko toppee. Je pense aussi que élection locale yi di ñëw moo waral loolu yëpp. waaw loolu la te pourtant selon la constitution Macky Sall ci boppam warul intervenir sax ci ay campagne locales yi et tout moom fal nañ ko muy président na doxal présidence am na organiser officiellement kii ba pare mu bàyyi localité bu nekk ña fa nekk ñoom ñu tànn seen ay représentants yu leen di représenter dignement donc kon tamit mu ngi violé waat constitution bi te kii yëpp la politiciens yëpp noonu la ñuy doxee Ablaye Wade defoon na fi loolu jamono ñu koy woowee laay takkandeer et cetera donc kon ñun Sénégal nañu continuer di déglu lan la nitu dëgg bi wax mooy politiciens yi gëmuñu ñu faalewuñu nañu jéem a récupérer suñu bopp suñu réew doxalal ko suñu bopp parce que héritage bi waruñu ko bàyyee ak suñu ay doom ak suñu ay sët yi war a ñëwaat ci réew mi. alors Cheikh Fall ñu jox la kàddu gi rek daal di lay nuyuwaat rek Cheikh Fall xam naa fi ñuy ñëw ak yow rek mooy ci li nga xamante ne rek mooy combat wu nitu dëgg ak ànd sàmm jikko yi gis nañ jamono yi passé ngeen defoon manifestation boo xam ne defoon ngeen ko pour yu mel noonu ànd sàmm jikko yi mais ñu gis ne juste après ça Wally Seck ñëw def concert am bu mujj bi nga xam ne defoon na ko le 12 ñu gis si yu doy waar ñaari góor yoo xamante ne ñaari fecckat yu fóonante nan ngeen jàngatee loolu si yéen xeex bi nga xamante ne tey yéen a ngi koy doxal di ko xeex di ko véhiculer. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyuwaat internet info réew mi yëpp di nuyu Sister Kira di si dalal bi ñu dalal tey di wax ni loolu suite logique la si xeex la ñaar ñooy xeex dafa am koo xamante ni dafay am lu muy saxal am koo xam ne dafay dindi li muy saxal kon suite logique bi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy dooleel LGBTQ yi fépp fu mouvement bu mel ni association bu mel ni ànd sàmm jikko yi tegee ay pas rek ñoom tam ñi ngi teg jéem a teg ay pas yoo xamante ni dafay contrer ñoom loolu lu ñuy def comme ànd sàmm jikko yi tam ni ñuy defee di contrer ñoom seen liggéey xeex la rek te suite logique la ni nga ko waxee dëgg la boo xoolee depuis ànd sàmm jikko yi génn ba léegi gis nañ ni divertissement bi mi ngi gën a bëri ñu ngi si wax ay président Macky Sall jënd na ay avion ñu ngi wax ay tournée économique ñi andi ay débat yu insensé pour jéem a polluer logique bi nga xamante ni moom lañ doon demee parce que dafa nekk point bu sensible si politiciens yëpp nag que muy opposant que muy ñi nekk au pouvoir ndax gis nañ ni am na retenue bu bëree bëri si affaire signature bi nga xamante ni waxoon nañ tey politiciens yi pour ñu def seen signature pour signer pétition yi gis nañ ni am na retenue te loolu ku xam politique ak géopolitique ni muy doxee di nga xam ni loolu c'est très normal si un politicien boo xamante ni dafa bëgg a jël réew ndax ñun ay carte lañ yor waaye ñun faluñu folliwuñ en réalité ñun faluwuñ folliwuñ ñii fal ak folli ñi ngi si ginnaaw yor ay moyens yor ay doole teg ay conditions loolu dama doon tënk rek pour wax li nga wax nag dëgg la parce que boo xoolee du Wally Seck kese Wally Seck damay ñëw tuuti si bërki démb rek benn événement bu am si àdduna bi yëpp xam naa yëg ngeen ko benn joueur NFL muy sport bi gën a mag États-Unis boo xam ni NBA sax basket bi sax sport boobu moom moo ko ëpp doole benn joueur bu siiw foofu bu ñuy wax Karl Nazib bërki démb la génn déclaré ni moom góor jigéen la ba chaîne yu mag yëpp di ko def coow ñu koy waxtaanee ndax déclaration boobu dafa nekk loo xamante ni dafa ñëw si moment bi parce que gay pride lañ doon wax mais États-Unis ñoom dañoo jël mois de juin léegi def ko weer boo xamante ni dañ ko spécialisé LGBTQ loolu moom mois de juin boobu loolu dañ leen ko jagleel moo tax mois de juin bi lu bëri ngay gis tey mu ngi xew ci mois de juin bi du hasard Wally Seck concert am bi mu def nii man sama gis-gis du hasard parce que man temps yële passé dama seetaan benn vidéo bu mu Wally Seck def bu tudd Mama Sita man damay yëngatu si audiovisuel xam naa bu baax am naa lu ma xam si côté production ma gis vidéo bi moyens yi ñu si def réalisation vidéo bi ñi ma doon seetaandoo ma ne leen vidéo bi am na lu nekk si suuf
ndax man gëw ma ni Wally Seck am na moyen yu mu defee réalisation dem ba biir États-Unis def fa sa musique def fa sa jël foofu ay auteur compositeur ñu composer la musique defal la vidéo boo xamante ni amul benn différence ak benn Chris Brown wala benn woykat boo xamante ni tey américain la amul benn lenn loo xamante ni moom moo différencier ñaari vidéo yi nga xam ni loolu du ay caaxaan si laa nekk ma ne leen lii yaa anguille sous roche bi ñu dem nag di dem ba yëg ni Wally Seck day def concert si biir concert bi tam gis nga moyens yi ñu si utiliser mais à la grande surprise gis nañ ni ñaari góor yoo xamante ni ñu ngi doon fecc bay fonante di def chorégraphie si bu biir. ñu déggee say wax dafa mel ni kon Wally Seck góor jigéen ñi ñoo koy financé li nga xamante man dama gëm ni Wally Seck ambassadeur LGBTQ la man loolu laa gëm si sa ay démarche am nag laa koy teg du man àgguma fu nit ñi di àgg ne ay góor jigéen laa du góor jigéen loolu nii nañ ko dépassé mun nga bañ a nekk góor jigéen ba pare nga porter le drapeau LGBT parce que jour yaa ngi koy def footballeur yaa ngi koy def yaa ngi gis si football bi léegi brassard yi ñuy takk ay brassard LGBT arc-en-ciel la drapeau FIFA arc-en-ciel la te pourtant ñooñu duñu ay góor jigéen mais c'est des ambassadeurs de LGBTQ parce que doole bu bëri moo nekk seen ginnaaw man loolu laa gëm personnellement ni c'est un ambassadeur parce que tey pour du nit ñi dañoo ciblé Wally Seck comme nenn ni ko Omar Sarr waxee ignorant yi nekk ci réew mi ak ñi nga xamante ni dañoo polluer média bi amuñu xam-xam amuñu vécu amuñu daray valeur ñoom daal feeñ télé loo wax ci nit rek ñu ne kii dañoo contre kii ndeyam moo liggéey bàyyi adduna bi dafa dépassé foofu nit ñi dañuy lire entre les lignes Wally Seck fan la commencé mooy di sol ay yëre yoo xamante ni dañu naan dañuy sikki sàkkal li yëre góor la wala yëre jigéen nit ñi dañ ko contre mu ñëw ne baal leen ma sol fi yëre boo xamante ni ay jumba xam ak lépp li jigéen ñi sol ñu ne baal leen ma Wally Seck andi sac ñu wax mu dem taal sac bi ne baal leen ma dama juum ñuy wax déet mu ñëw sol drapeau arc-en-ciel bu LGBTQ ci moment boo xamante ni dafa tombé woon ak semaine boo xamante ni dañu doon def gay pride ñu ne waa sénégalais ne waa mu def conférence de presse ñu jéggalu après mu paas léegi Wally Seck andil nañu ci seenam ñaari góor yu fonante léegi lan mooy suite bi lan la ñuy sénégalais di xaar léegi ci pour mu def ko parce que bu ma kenn gëmloo ne yëgul ko yoonam nekku ci parce que scène bi seenam la droit d'auteur yi nekk ci yooyu yëpp bu ko koy fayeku moom la scène bi responsabilité am la nekk personne morale su amoon kenn ku ñu war a def dara tey ci scène boobu moom la bañ na ba concert am la ñu wax kon lépp lu fa am chorégraphie def nañ ay répétition def nañ lépp c'est fait exprès nañ bàyyi di dof lu Sénégal bu fekkee am na ay dof am na ay nit yoo xamante ni dofuñ yeewuñ mu nekk ci benn moment boo xamante ni moment propice la muy ci mois de juin bi nga xamante ni tey góor jigéen yi ak lesbiennes yi dañoo nekk di promouvoir seen ay mbir nga gis ni booy moo tax ambition bu bëri parfois dafay sonal nit moom dafa am ñaari problème benn problème mooy nit ñi ñu ngi koy tëkkale ak koo xamante ni musicalement ak ci wàllu moyen fu mu àgg gu fa te pour mu àgg fa dina laaj liggéey bu sori parce que Youssou Ndour luñ munti wax am na ay ponkal yu nekkoon ci ginnaawam di ko jàppale ba même sax buñ mënee dugg sax foofu buñ ci gënee sori di nga xamante ni Youssou Ndour carrière am franc-maçon yi dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax. waaw loolu kañ moom buñ su buggee ñu yaatal ko sax defaat ko beneen débat parce que tey soo xoolee Youssou Ndour bi George Bush nekkee président États-Unis Youssou Ndour dem na rencontrer ko kenn xamul au nom de lan Youssou Ndour mooy wax de maa ngi ko déglu mu koy RFM mu ne moom dafa waxtaan ak George Bush mu ne ko ñaari xeex nga am xeex bi benn xeex bi xeex la contre Irak te góoma ni di nga si am ndam mooy Saddam Hussein bu ngeen bëgg a destituer beneen bi mooy lutte contre le paludisme mu ne ko lutte contre le paludisme boobu man am naa si plan boo xamante ni mun naa la see jàppale ba rollback malaria boobu nga déggoon projet boobu ñu andi woon fii Youssou Ndour ñëw andi ay comment dirais-je ay moustiquaires ak yëpp si projet boobu la bokk te Youssou Ndour du état Youssou Ndour du ambassadeur paludisme Youssou Ndour du dara nit ñi nag bu ñu demee ba gëstu am na seen gëstu ñu dem ba gis ni the Skull and Bones boobu nga xamante ni tey moom moo nekk si ginnaaw George Bush muy benn loge franc-maçon bu mag a mag boo xamante ni moom moo nekk si ginnaaw ñu bëri États-Unis gis nañ ni Youssou Ndour dafay fréquenter loge boobu ba si yu bëri tey dama lay jox beneen exemple tey
live télévision boobu Youssou Ndour doon def saanam boobu lépp lu mu si Youssou Ndour waxoon réalisé na ko te soo xoolee vidéo boobu si jamono jooju di nga ci gis ay signes yoo xamante ni tey sénégalais seen xel sax àggagul woon foofu soo xoolee vidéo yëpp daanaka si benn bët la benn bët la ñuy dugg benn bët la ñuy génn waaye ak yu yéeme yoo xamante ni tey peut-être bu ñu ko doon yaatal fii la ñuy fanaan pour rek wane ni Youssou Ndour franc-maçon yi dugal nañ loxoom si carrière am ba si Néné Chéri bi nga xamante ni moom la doon defal 7 seconds bañ am si disque d'or yëpp Néné Chéri boobu nit ñi xam nañ ni franc-maçon la ak yeneen ñoo xamante ni leen doon fréquenter ay grands yoo xamante ni si culture adduna bi yëpp lañ bokk te ñëpp xam nañu ay franc-maçon lañ Serigne Touba dafa doon wax naan loo bañ ñu juwaale la ak moom bu ko nurulu waaw kon soo bañee ñu ne la franc-maçon nga bul fréquenter franc-maçon yi de par comme ñu bëri fii si réew mi léegi Wally Seck bëgg na àgg si niveau boobu te moyens yi mayewu ko xam-xam bi mayewu ko parce que Wally Seck ñu ko wër ay booy jet-setteurs yi la amuñu benn xam-xam ci wàllu industrie musicale léegi sax tane na mu ngi jël ay fefs yi ay booy musicien di leen teg si wetam mais niveau bi mu bëgg a àgg du matière grise du moyen lenn kese moo ko mën a àggale foofu moom mooy lépp loo xamante ni mën na ko fa yóbbu rek mu àgg fa beneen bi mooy Wally Seck dafa wax ni dafa toog ak Akon ne ko dama bëggoon nga dimbale ma def ay featuring ak ay rappeurs américains yu mag pour mën a pousser sama carrière Akon ne ko jobal ba si kanam mu ne wax boo daf ko metti te dina prouver Akon ni moom dina dem ba àgg si niveau bi nga xamante ni tey foofu la artiste bu ne bëgg a àgg te du jaar si moom pour man ñaari problème yooyu la am moo koy dugal si lu nekk lépp lu mu dugg rek loolu moo ko siy dugal parce que il est trop ambitieux musique bi bëgg na fa àgg ak moom foo xamante ni tey coûte que coûte bëgg na àgg ci benn niveau boo xamante ni talent am certes fii la yem mais tey xam nañ ni àdduna bi léegi boo xamul dara sax mën nañ la jël promouvoir la parce que tey Sénégal a ngi nii ay artistes yu xamul dara xamuñu salaamaaleykum nit ñaa leen promote boo demee ba si États-Unis tey moo fa am tey gis nañ si ba léegi si wàllu góor jigéen yi Lil Nas X koo xamante ni jamono yi passé la génn def vidéo boo xamante ni daanaka dañ ko doon séyee si biir vidéo bi def déclaration am ne moom góor jigéen la te bu dee talent rek ñu ko ëpp talent mu ngi fa mais dañ koy promouvoir parce que góor jigéen yi franc-maçon yi seen doole bi gën a mag bu ñuy utiliser instant bi pour xeex ak diine ak xeex ak dëkk yi nga xam ne dañuy bañantu moom mooy LGBTQ mooy góor jigéen pare nañ pour def si moyen ONG yi nga fi dégg yu si bëri fii Sénégal ñoom ñoo nekk seen ginnaaw ñoo nekk si ginnaaw réseaux sociaux yi ñoo nekk si ginnaaw féministes yu bëri ñoo nekk si ginnaaw lu bëri ñooñu nag tey am nañ ay moyen am nañ link am nañ lépp tout ce qu'il faut pour un artiste pour mu yéeg ñu ngeeg si moom ñooñu nag soo buggee jaay sa am au diable moom pare nañ pour defal lépp loo bëgg pour man Wally Seck problème yooyu la am trop d'ambition boobu moom moo koy dugal si lii yëpp mais loolu lu ñuy déplorer la lu ma si gën a métti mooy Sénégal kenn waxu si ay dof te loolu lu extraordinaire ñaari góor yi taxaw di fóonante amul benn plaisir dafa am ay bakkaar yoo xamante ni nit su ko defee sax da ngay xam ne lii am na si plaisir mais am na loo xam ne su ko nit defee loo xam ne mënoon na ñàkk ñu def ko rek war naa pousser xalaatu nit yi ñu xalaat lan moo ce qui se cache derrière les rideaux foofu lañ bëgg a woo sénégalais ñuy lire entre les lignes bàyyi nit ñi duñ foye te ñu bàyyi ku def benn affaire boo ñëwee jooy rek andi ay larmes de crocodile ñu ne yaa yërëm nañ la waa kii nañ ko yërëm ba pare télé yi nekk ay complices télévision yi ñi fi nekk ñëpp jigéen ñu si bëri ñi si nekk si plateau yi gëmuñ dara góor ñu si bëri ay daanaka ay góor jigéen lañ parce que góor jigéen lañ xam nga góor jigéen dafa am ñaari façon dafa am góor jigéen ñoo xamante dañuy passer à l'acte ñoo xamante ni dañuy def acte sodomie dañuy séyante foo xamante dañ ko aaye am ay góor yoo xamante ni góor jigéen lañ parce que ay geste jigéen rek la ñuy def te yàlla daf ko aaye dañuy nekk si plateau yi doo xàmmee ay góor lañ doo xàmmee ay jigéen lañ ci seen ay wax ci seen ay jëfin ba ci seen ay solin ñooñu tey bu dee ñooñu nga yaakaar pour ñu ñëw dénoncer la lii fi xew fii da ngay tardeel sa bopp te fii Sénégal bu ñu fàtte scandale bu ne dégg nañ ko fi gars yi nëppal ko mu jàll ay journalistes télévision yoo xamante ni dégg nañ leen ñu leen ay journalistes mais ay animateurs yoo xam ne ay journalistes menacé na leen ne leen bett nañ leen ñu leen di séyee si ay festival ay góor laa lay wax de seen moromu góor di leen ko séyee ba pare ne leen coow li su bëree léegi man ma andi samay preuve ñu nappal ko Sénégal nag il est temps ñu yeewu xam ni fii dëkk bii du dëkk boo xamante ni bu ñuy jël di ko pasar pasare di ko yàq di ko ku ko bëgg a yàq nga dem yàq ko feneen
Maulana Cheikh Ibrahim waxoon na ne àdduna lu mu yàgg-yàgg Sénégal ci keppaar yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lay ne ñun loolu lañ gëm moo tax ñuy xeex ba léegi pour préserver valeur yooyu kon loolu lañ mënoon wax si wàllu woowu. alors kon xam naa ni loolu am na solo aussi fi ma bëggoon ñëw aussi rek mooy li nga comme li nga expliqué ni si affaire góor jigéen ak liy xew lépp si réew mi ci seen côté tey mouvement Nitu Dëgg ban taxawaay ngeen ci am. mouvement Nitu Dëgg moom xeex ba dernière énergie ñun ñi ngi si bokk si coalition bu ñuy wax ànd sàmm jikko yi lépp loo xamante ni ànd sàmm jikko yi pare nañ pour def ko ñun ñi ngi ci biir ñu ngi ci biir nag waxuma la nekkantu de ñu ngi ci réunion yi ñu ngi si organisation yi ñu ngi si tournée yi jël ay oto di def ay caravane lépp ñu ngi si mais ñun tam am nañ suñu plan yoo xamante ni ñu ngi koy def loo xamante ni peut-être ça n'a rien à voir ak ànd sàmm jikko yi ndax ànd sàmm jikko yi structure la boo xamante ni ñoom dañoo structuré lépp lu ñuy def dinañ ko xalaat segg ko ñun nag ay ndaw lañ dinañ toll foo xamante ni duñ sax tala nekk di xalaat les conséquences dañuy agir bi li si njëkk moom mooy dinañ jéem a fexe sensibiliser le maximum de sénégalais ndax ñun loolu la ñuy wax ànd sàmm kii mouvement Nitu Dëgg fóot raxasaale say loxo la nous ne sommes pas des donneurs de leçons mais dañuy wax nit ñi nañu ñëw ñu ànd ñun ñëpp ñu defaru ci li nga xamante ni moom lañ bëgg mooy dinañ sensibiliser nit ñi dinañ bind nañ lettre sax gaa dinañ ko déposer porter plainte boo xamante ni dañ koy déposer contre Wally Seck ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi promouvoir mbirum góor jigéen dinañ leen yóbbu fa mbaxane doone benn dinañ passer nag à la vitesse supérieure su fekkee loolu amul réaction loolu nag suñu plan de guerre la boo xam ne duñ ko dévoiler mais dinañ traquer góor jigéen yeeg lesbiennes yi ak képp ku leen di jàppale ni mouvement Nitu Dëgg ñi ngi sa kaw duñ la bàyyi ci benn wàll fépp lépp luñ mën a def pour xeex la dinañ ko def ñun dañuy faral di wax góor jigéen yeeg franc-maçon yi fi ñuy toggee ak fi ñuy nosee seen yëf xam nga ñun mënuñ ko fekkee mais xam nga lan lañ mun lépp lu ñu yàq rek ñu xëpp si suuf ba kenn du ko lekk ñun ñu ngi ciy liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon pour xeex ñoo ñu nga xamante ni tey ñoom ñooy jàppale góor ñi feeñ ñi ak ñi nëbbatuñi nag ak ñi gën a nëbbatuñi waaw ñi feeñ ñi nëbbatuñi ak ñi gën a nëbbatuñi ñëpp ñu ngi dañ leen xeex te dinañ leen yoole incha allah. Cheikh kàddu yi am na solo xam naa dañuy jàll ci leneen rek ñu ñëw ci mouvement Nitu Dëgg combat bi nga xam ne rek moom la tuddee démocratie baaxul lan moo tax premièrement tey bu ñu fi jëlee démocratie lan lañ fiy teg. waaw salaamaaleykum beneen yoon. démocratie baaxul loolu moom loo xamante ne dañ ko yàgg waxtaanee yàgg ko togg ci suñu panel yi ay borom xam-xam ay juriste ay oustaz ay imam ak ñëpp ñu siy toog di si waxtaan daanaka ay at la yoo xam ne ñu ngi toog di démocratie li baax léegi li nga xamante ni mu ngi impacté si suñu réew Sénégal salaa salaam proposé bi ñu defee comparaison bi ñu gis ni balance bi sax traîné wu y a même pas photo ñu si lañ jël nag suñu xeex ñu ne lii dinañ ko xeex lum ñu coûté nag dinañ ko def parce que démocratie ñi ko tabax ñi nga xam ne ñoom ñoo samp démocratie kaw àdduna bi sax dem nañ ba xam ni démocratie dafa am ay méfaits yàlla nag daf ñoo andil àdduna moom moo ñu gën a xam àdduna moom moo ñu bind moo ñu gën a xam tey médecin bi nga dem tey feebar gën laa xam sa bopp moo tax nga dem wóolu ko jox ko sa bopp bu la bindilee ordonnance da nga dem jënd ordonnance bi jël ko nu mu la ko waxee soo buggee wér yàlla moo ñu bind sàkkuñu tëralal ñu nan la ñuy gérer dëkk tëralal ñu état nan lañ koy gérer tëralal ñu économie nan lañ koy gérer soo buggee def développement yoon naka lay def ñu gis ni jàngale boobu yàlla jàngale ko jaaral ñu ko si bopp si yoon bi si yonent bi salaa salaam mu andil ñu ko démocratie contraire loolu la contraire jàngale yonent bi salaa salaam la ndax mosuloo dégg yonent bi mu fi jógee àdduna ñu ne bi ñuy fal dañoo woo jullit yi ne kan moo ànd ak Moussa Ousmane kan moo ànd ak Ali kan moo ànd ak Aboubacar kan moo ànd ak Omar mosoo koo dégg parce que loolu yëfu nit la majorité mun nañoo juum tey Sénégal dama la jox exemple Sénégal ñi wax ci góor jigéen yi ñoo gën a néew ñu dul wax ci góor jigéen yi est-ce que tax na góor jigéen nekk li nga xamante ni moom mooy li amul ba pare dëkk boo xamante ni ignorant yi ñoom ñoo ëpp ñi xam ñi comprendre ñoo ëpp ñi comprendre yàlla sax day wax ci alxuraan daanam borom xel yi laay waxal te borom xel yi ñu néew lañ
léegi nga bëgg a jël ignorants yi 50 000 ignorants au détriment de 10 ñi nga xam ni comprendre nañ ñu voté si au nom de tout le monde yooyu lañ jàngat ñu xam ni démocratie bii daal ay caaxaan la démocratie dafa am lu mu lëkkalool loo xamante ni moo gën a feeñal défaillance am muy lu mel ni ay laïcité ay république yooyu yëpp ak démocratie ñoo bokk ndey bàyyi te laïcité borom xam-xam yëpp nangu nañ ni xeex diine moo ko tax a jóg ndax bi gars yi di ñëw ñaari diine lañ fekkoon muy judaïsme ak christianisme te boobu franc-maçon yi doole bi ñu bëggoon imposer ci ko àdduna xam nañ ni fii ak diine yi ñu ngi fi nit ñi di am benn ngëm-ngëm bu xam ne mi ngi nekk seen xol di ko jéem a implanté ci société bi daf ñuy yàqal ñu ne nag dañ teg benn loi boo xamante ni dañuy wax borom kalisa yeeg ñeneen ñi ñu dem toog seen ruq yi jaamu foofu seen yàlla ñun ñu jël suñu dëkk gérer ko comme ni ñu ko bëggee loolu moo andi laïcité histoire bi gudd na mais loolu moo andi laïcité ñu andi laïcité boobu teg ko fi dàq diine yi moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ñu ne la laïcité c'est la religion de ceux qui n'ont pas de religion beneen xeetu diine la boo xamante ni dafa ñëwaat ci kaw diine pour xeex diine nga dégg dëkk bu mel ni ay France tey boo xoolee laïcité sax ni ñu koy France amoo fitu tey nga dem si benn supermarché sax di fa noddu tey demal Angleterre boo taxawoon si benn supermarché di noddu kenn du la faale États-Unis mun nga laal sa sijaada buntu Maison Blanche di fa julli kenn du la faale mais ñemewoo ko def France te France dëkk yi ñuy wax ni ñoom ñoo gën a am doole si démocratie si àdduna bi yëpp mooy dëkk yi gën a nangu góor jigéen ndax foo waxee démocratie la di nga wax état de droit boo waxee état de droit nag nga wax liberté boo waxee liberté nag di nga wax nag li ñuy wax mooy respecter ay droit de la femme ak droit de l'enfant te ñun droit de l'homme dafa tënk loolu yëpp léegi respect yooyu du fekkoon ak yelleef yi kese la ñuy yem maanaam nit nga respecté ko mais dafay jéggi frontières yi waa OMS boolewuñu woon mbirum góor jigéen si droit yi parce que dañoo jàppoon ni feebar la bi ñu demee ba 92 su ma juumul si lañ 92 si lañ xam ne en réalité ndekee homosexualité nekkul feebar mais choix la boo xam ne da koy def si ñu waa droit à OMS dégage seen responsabilité génne ko si feebar yi nga xamante ni ñoom moom la ñu wax ni dañ koy topp si la ko borom gaa yi jëlee nag ne comme que lii am na il faut que ñii itam ñu jéem leen a jox seen ak seen yelleef ay nouveaux droits yi ngay dégg yooyu yëpp ñuy tëggaat pour dooleel góor jigéen yi la ak lesbiennes yi doole boobu ñu leen doomal nag démocratie laïcité république kese moom moo leen may loolu tey am nga droit choisir sa sexe am nga droit tey nekk góor bu la neexee nga nekk jigéen yooyu yëpp mu nekk ay yoo xamante ni àndul ak suñu ay valeur àndul ak suñu diine te ñoom jamono yi da leen rattrapé dinañ dem ba jamono boo xamante ni xale yooyu ñuy adopté sax dinañ leen porter plainte ndax dinañ gis ni lii anomalie la te si xeex boobu lañ nekk ñoom di ko xeex pour mun ko imposer ci kaw àdduna bi te loolu yëpp loolu leen ko may mooy démocratie ku nekk am nga droit def lu la neex benn borom xam-xam dafa wax mu ne le bonheur ne se trouve pas dans la liberté mais dans l'accomplissement du devoir nit il faut nga am lu lay tënk boo amul lu lay tënk rek da ngay mel ni yow ak mala yi yéen a yem malal dara tënk ko ñun nag dafa am lu ñu tënk mooy suñu diine muy diine l'islam muy diine christianisme amul benn diine si ñaari diine yooyu boo xamante ne nangu na si góor jigéen wala nga nangu si lesbianisme te ñoom foofu la ñuy jaar di porox ndollal loolu pour mën a wax ni démocratie bi si on le fait au nom de la démocratie boo demee tey Scandinavie bi ñoom la ñuy wax si dëkk yi gën a démocrate te di Scandinavie gis nga lu fay xaw ay Sweden ay Danemark mooy dëkk bi njëkk a caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wasallam directement respecté wuñ diine mais liberté nit ay xaj am nga droit see xaj am nga droit tey du n'importe quoi ah ñuy dem ba tey xoolal tey Afrique du Sud bu ñu demee bay wax naan ñi ngi jéem a voté benn loi bu nekk en vigueur fii ak 2025 pour jigéen am nga droit am ñeenti jëkkër juróomi jëkkër ba su la neex acte contre nature yooyu tey nit ñi bëgg a forcer nit ñi ci àdduna bi loolu yëpp dañu koy def si au nom de la démocratie parce que ay dëkk yoo xamante ne ni moo tax gi nga mouvement yi nga dégg fii yëpp ñu naan ay ñoom seen mouvement yi ñun xeexuñu diine ñun nous ne sommes pas des islamistes ñun ay démocratie lañ xeex ñoom ñëpp ay naafeq lañ ñoom ñëpp ay féeg lañ ñoom ñëpp boo xoolee ba xool seen diine sax mënuñ ko appliquer parce que loolu dafa dëppawul ak suñu gëm-gëm ñun diine lañ gëm démocratie basta gëmuñu démocratie yow ngay xeex au nom de la démocratie moo tax ngay mën a jël xaalisu Oxfam ngay mën a jël xaalisu OSIWA ngay mën a jël xaalisu bépp ONG bu fi nekk boo xam ni lu yàq ci àdduna bi ONG ñoo ko yàq mën ngaa jël seen xaalis
mais bu ñu waxee diine nga ne non dafa sensible lii moo gën a sensible loolu kon démocratie boobu si loolu lañ toog jàngataat ko xoolaat ko ñu ne démocratie baaxul ñu gis ni Sénégal avant ñuy wax ay démocratie Sénégal mu ngi woon fi ay mag tabax ko ay Thierno Souleymane Baal ah nga gis ni bi ñuy tabax Torodo bi ñuy tabax Fuuta di teg seen ay acte di doxal boobu ñii xamuñu woon sax ay affaire démocratie te ñooñu di andi démocratie ñëw nañ jéem ba sonn dem nañ bàyyiwaat ñu fi buñ liñ doon jéem su baaxoon ñoom duñu fi bàyyi mais dem nañ ba tere ñun ñu continuer waat rek si colon yi ak nasaraan si li nga xamante ni moom lañ fi bàyyi woon di ko nootee suñu maam ñun ñu continuer si système boobu lañ wax ni baaxul système boobu moo mën a permettre suba benn góor jigéen mu ñëw ne dafa nekk président de la république ñu jox ko xaalis bu dul jeex te doo si mën dara ñun nag dañoo bëgg état boo xamante ni si suñu ay valeur lañ koy tabaxee tey boo xoolee Sénégal bi muy jël indépendance dañoo dem copier rek loi France yi état France bi rek nu ñu ko copier rek collé ñu ko dañ bokkuñ ay réalité dëkk boo xamante ni ñi gëmul dara ñoo fa ëpp nga bëgg a jël dëkk boobu méngale ko ak dëkk boo xamante ni ñi fa nekk ay jullit ñoom ñoo ëpp plus de 90%. Est-ce que loolu équitable na ñun dañoo am ay valeur ñun duñu ay tubaab mun na sol léegi sol lu ko neex génn ko ñun mënuñ loolu au nom de la démocratie boobu nga pour wàlla ne démocratie yooyu ñuy wax ak laïcité ak liberté yooyu du dëgg da ngay jël ñaari photo benn sœur nga gis nu muy muuroo nga gis benn jigéen bu voilé amul différence ñoom ñëpp su c'est des voilés ñu ne kii dañ ko interdit kii dañ ko permettre mu voilé wu te loolu yëpp si au nom de la démocratie lañ wax bu ñu waxee démocratie tey baaxul foofu lañ taxaw jàngat ko xam ni Sénégal du système bi moom moo ko mën a avancer essayé nañ ko nag depuis boobu ba léegi lu ñu ci gis dellu ginnaaw bu élection jotee nga dem dajale sa xaalis dajale sa ay moyens dem jënd ay carte électeur jënd ay nit ñu votel la te amuñ benn conviction xamuñ sax lan la ñuy votel loolu lañ xool nag ñu ne démocratie bi baaxul nañ xool te gis nañ Sénégal saa yu amee problème gis nañ ni kër diine yi bokk nañ si ñi lijjanti problème boobu ñu impliqué leen comme nu ko mag ñi doon defee xeex bii du suñ xeex de xeex bu yàgg la xeexu ñoom Mame Baye Niass la woon Cheikh Ibrahim Niass sëñ Abdou Aziz Sy sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ Cheikh Tidiane Sy pare woon nañ ñoom pour xeex laïcité bii mu jóge si suñu réew waaye Senghor ak ay pexem ak jubadeem teg ay plan ba tey loolu sottiwul ñun ci xeex boobu lañ nekk ñun dañ ciy rokkas nag laïcité république démocratie benn baaxul fi nañ ko fi jóge ñu def pencoo ñun ñëpp ñu toog borom xam-xam yi diine yeeg borom xam-xam coutume yeeg borom xam-xam culture yeeg toog waxtaan ñu xool benn modèle boo xamante moom la ñuy diriger suñu réew bu nekkul démocratie. ok alors Omar Sarr dégg nga li nga xamante ni rek moom la Cheikh Fall wax ci combat bi nga xam ne yéen a ngi koy mëne muy démocratie baaxul te yan kàddu ko ci mën a sànni. waaw xam nga soo gisee sax déjà moom lañ bind suñu t-shirt yi démocratie baaxul pour xolli góom bi carrément pour wax ni góom bi dañ koy xolli raxas ko mu set man ko faj parce que démocratie bi mu ñëwee daf fi jëlee lu ñuy tuddee théocratie Serigne Cheikh Fall wax na ko tout à l'heure mu ni yàlla moo créé àdduna bi moo ñu moom moo ñu wax ni ñuy jaar mu ni pouvoir bi yàlla mu ni pouvoir bi man maa ko moom sama pouvoir la am àdduna bi léegi nag après révolution française bi gars yi créé démocratie ñu ni léegi pouvoir bi yàlla moomatu ko léegi nit ñi ñoo ko moom loolu mooy démocratie léegi yow soo nekkee julit wala nga nekk catholique nga dégg wax bii rek nga war a mën a accepter ni kon démocratie baaxul parce que daf fi jëlee pouvoiru yàlla dafa nangu pouvoiru yàlla ba pare bëgg a doxal pouvoiru doomu aadama alors que doomu aadama moom day fàtte day def ay imperfection day juum kon kooku moom mënul yor pouvoiru àdduna bu ko doxal léegi soo xoolee li ñuy wax loo xam ni xëy na du neex politiciens yi mooy politiciens yi démocratie moo leen arrangé pour ñu mën a wut xaalis dem ci àll bi dem ci ignorant yi dem ci ñi nga xam ni ils n'ont pas compris pour mën leen a nax pour ñu voter leen parce que la démocratie ça signifie la loi de la majorité am na tubaab bu wax ni c'est le triomphe des croyances les plus populaires par rapport aux autres croyances maanaam ñi ëpp la ñu gëm mooy lu baax te loolu yenewul maanaam parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wàccee ci kaw suuf li mu gëmoon moo baax mu nekk si di ci dox jusqu'à aujourd'hui religion musulmane ëpp ñu si àdduna bi te ñun dañoo gëm ni mooy c'est la religion inna diina indallah
islam. Donc kon loolu la ñuy leeralal askan wi pour wax leen ni leen démocratie ñoom ñu ko créé ñoom Jean-Jacques Rousseau théorisé ko tout xam nañ ni lii baaxul lii maanaam mënul sax nekk c'est impossible. moo tax chaque année da ngay gis ñuy am lu ñuy tuddee les avancées démocratiques. Les avancées démocratiques mooy ñu dund ba si yàgg ñu ni noonu nit war na mën a am droit dem cagatu ji ñun waaw nañ ko signer parce que ce sont les avancées démocratiques. ñu jékki-jékki ñu ni nit war na mën a changer orientation sexuelle am je suis homme sama orientation sexuelle c'est la femme donc war naa ko mën a changer def ko homme wala ma def ko xaj wala ma def ko mbaam ñu ni waaw signé ce sont les avancées démocratiques. Les avancées démocratiques yooyu moo tax tey Macky Sall amul fitu jàkkaarloo ak occidentaux yi ni leen lii ak lii ak lii àndul ak sama ay valeurs réew àndul ak sama diine réew parce que moom il est élu au nom de la démocratie, il défend la démocratie. léegi ignorants yi gën nañ bëri dem nañ ba si politiciens yépp léegi il défend la démocratie. Mouvement da ngay gis mouvement yu bëri yoo xam dañuy taxaw ñu ni il défend la démocratie te ñoom seen bopp xam nañ ni la démocratie est le contraire de la théocratie. Donc kon ñoom il participe à ce que disait Jean-Jacques Rousseau, aux théories de Jean-Jacques Rousseau. Ñun nag dañoo gëm ñun mouvement dañoo gëm ni lu fi Jean-Jacques Rousseau tegoon yàgg na weesu na ay centaines d'années ñun war nañoo ñëw xool est-ce que loolu méngoo na ñun ak suñu ay réalité religieuse ak culturelle su méngoowul dañ ko fiy jëlee teg fi leneen. Léegi nag dañoo gëm ni ñun war nañ mën a xalaat sénégalais yi nit ñi war nañ mën a xalaat beneen forme d'organisation sociale boo xamante ni bokkul ak démocratie te su ñëwee dina ànd ak suñu diine dina permettre nit ki mu dund diineem dina permettre nit ki mu def li ko yàlla sant te kenn du ko piétiner. Déjà démocratie mayu la nga samp jàkka ci benn koñ 5 heures du matin ngay nodd nit ñi di yeewu démocratie mayewul loolu te pourtant ñoom ñu ngi dañ koy nës-nësal. Abdoulaye Daouda Diallo mas na fi wax loolu commencé woon na dugal ay projet pour kuy def jàkka da nga koy laaj autorisation. Peut-être que dafa bëggoon xool ndax koñ boobu nga bëgg a def jàkka ji est-ce que am na ay autorités yu muy déranger pour ñu bañ ko def. Donc kon nañu xam ni gars yi sax dañuy nës-nësal Macky Sall ñoom ñëpp dañuy tricher. Démocratie baaxul loolu mouvement ni dëgg wax li ñu bëgg mooy nañu xalaat ci leneen lu ñu fi mën a teg lu wuteeg démocratie lu ànd ak suñu ay diine. Pour tàggatoo ñu leen di remercier waat ci cadre nitu dëgg bi aussi di remercier ñi nekk ci mouvement nitu dëgg yëpp di remercier aussi les braves hommes yi nekk Sénégal xam ni du question da nga naan fële la mbooloo mi féete rek naa dem féete foofu déedéet xoolal fan la dëgg féete nga dem fa c'est ça le mouvement nitu dëgg. ay ci Cheikh Fall ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw ñu ngi lay jaajëfal Sister Kira ak suñu cadreur bi Fallou ah. waaw di kontaan bu baax ci émission bi neexoon na di wax ni ñun lu ñuy wax rek mooy Sénégal nañ jël suñu bopp en charge la jeunesse sénégalaise nañ ku nekk jël boppam en charge bàyyi jox sa bopp politiciens ñuy foye comme ni mu leen neexee. di leen jouer comme balu ping pong Sénégalais il est temps ñuy yeewu politicien bu mu munti doon ñu bàyyi di ñuy fowee di ñu utiliser di la yuuxuloo ba sa baat bi dagg buñ faloo bàyyi la nekk si lu leen neex te ndax àdduna lu mu gudd jamono moom mu ñuy wan ni politiciens yi ay traître lañ 99% des politiciens duñu wax dëgg duñ sàmm seen kaddu luñ la wax tey suba mun nañ la wax la fa des te seen dëggu dafa des. bàyyi nañ marge nag suñu waxee 99% kon am na benn pourcentage boo xamante ni ñu ngi fii si dëkk bi nekk ay nit yu baax ñu xool bu baax suñu choix yi élection locale yi mi ngi ñëw ku nekk na nga xool sa koñ maire yi fa nekk liggéeyuñ dara nañ leen tëbal maire yi nekk si koñ yi liggéeyuñ dara ak fu ñu munti bokk population bi nañ leen sanctionné ñu jël ay maire yoo xamante ni amal nañ ñu njëriñ ñu baax ñu mën a defar suñu cité li may tëjee nag mooy nervi moom mbaam dëgg moo mën a nekk nervi mbaam képp kuy entraîné ba am doole ñu lay fay xaalis pour ngay faagaagal sa moroomu doomu aadama yoo xamal ni mbaam sax moo la tane